taarixu Mérina Dakhar amatina yokkute gu am maana ndax nag fële nga xam ni moom moo di Njanjaax doom ja di Ousseynou Fall docteur nekk contrôleur ci présidence de la république daal dina fay fas yéene samp nag bërëb bu fajukaay boo xamante ni xayma nañ ko ci téeméeri ay millions wante nag tey jii tamit fa nga xam ni mooy bërëb bu fajukaay ba nekk ci Mérina Dakhar amatina ab dalo bu bees muy foo xamante ni jigéen ñu wér yi dinañ fa mën di toog di noppalu laata ñu di leen faj ñoom ak ña nga xam ni ñoo leen di gunge tax na nag doomu Njanjaar bi du Ousseynou Fall daal di amaati yeneen liggéey ak yeneen mbébét yoo xamante ni am na ko ci commune Mérina Dakhar ginnaaw bi mu yëkkatee ay garab yu takkoo takku jàppale ñi nga xam ni ñoo yor faj geeg pàccal gi rawatina ci jamonoy mbas ji. Monsieur le sous-préfet tey dañuy fi ñëwoon daje ci penc Mérina Dakhar ndax ñetti xew-xew am na ci benn boo xam ne tàmbali nañ ko léegi ndax dañuy amoon yéene. fee ñu dëkk muy Njanjaar Maxa ñu def fa benn poste de santé d'une valeur estimative de 100 millions de francs CFA pour couvrir, pour soulager un peu le poste de santé de Mérina qui est parfois un peu submergé et aider un peu les populations yi nga xam ne dañoo dëkk diggante Kaleen Ngànkal Battal ak Kouré ak Njanjaar Maxa nga xam ne léegi-léegi xëy na dinañ mën a yem foofu faju moom la nekkoon di def pose première pierre bi ñu fi jógee ci lañu leen yegg si fii incha allah jébbale fi ay médicaments yi mu ngi nii ñu jagleel ko les 3 postes de santé de la commune de Mérina Dakhar c'est des médicaments d'une valeur de 500 000 francs CFA muy suñu contribution la ci xeex bi nga xam ni ñu ngi koy xeex mbas mi mais suñu contribution là aussi pour la résilience. Troisième bi mooy l'inauguration de la salle d'attente du poste de santé de Mérina Dakhar le 30 juillet 2020 dama fi ñëwoon doon may ay garab les postes de santé de la commune de Mérina Dakhar bi ñu ñëwee bay ñibbi ñëw ci poste bi def visite ñu wan ma ni ma fii kat am nañ fi jafe-jafe bi ñu am mooy jigéen wéru li fi nekk. saa yu ñëwee di def visite dañuy jaxasoo ak yeneen malade mu daal leen andi ñaari jafe-jafe yu leen daan cuural benn bi mooy seen sutura daan na xaweeku nit ñi daan nañ jël gaaw a xam ne ñii dañoo war a lor benn bi ci des itam comme jigéen ñi wérul lañu souvent bu ñu jaxasoo ak yeneen malade rek dañ fi daan jëlee yeneen feebar ndax comme ku wax jigéen wérul ak mook wéradi ak yeneen pathologie daf koy yomb moo taxoon ñu sàkkoon ci man ni ma nay laa leen may benn poste de santé benn salle d'attente ci poste de santé bi pour jigéen ñi mën di fa féete waaw bi ñu ma waxee laa leen joxoon sama kàddu ni leen incha allah dinaa ko def gannaaw loolu yi nag waxtaan naag monsieur le maire comme ni ñu koy waxee ndax kër boo fay jaar da ngay jaar ci buntu ba boo fay dugg ñuy waxtaan ci mu ni ma loolu mën na nekk ba tax ci la ñu jox ndigal ni ma non seulement nañ ko def mais foo ci mënta yem na nga ma wax fii nga mën a yem ma yeggale voilà incha allah bi ñu tàmbalee it wax dëgg def na la ma waxoon ndax bi ma tàmbalee ba dem ba yëg ni sama doolee ngi wàññeeku keroog woo na ma bien vrai que décès la amoon jour boobu dëj la amoon mais yónnee na ma 1,5 million jox ko sama chauffeur mu andil ma ko. bi ma amee loolu itam comme ni ma koy waxee projet bi. wax dëgg Kajoor yëpp dañ ko bokk ak man samay xarit samay andi jàmm samay wëllëre ku ci nekk la nga ci mën def nga. maire ba nag di El Hadji Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar daal di cay rax dolli nii dinañ amaat beneen bërëbu fajukaay bu mucc ayib boo xamante ni sax dootul nekk poste de santé wante centre de santé lay doon Babacar Sarr mi nga xam ne ndaw la wu leen di gunge daal di ci nekk lépp loo xamante ni luy muxtaareeru bërëbu fajukaay bi moom moo koy jël en charge lu mel ni ay climatiseur ak jumtukaay yu xarale yi tax na nag tey mbooloo mu takku daal di leen gunge daal di ni nag Aymérou ak équipe bi mu àndal kuy jàpp ay liggéeykat dëgg ak i jàmbaar yoo xamante ne bëgg nañu seen commune boo yemee ci ñoom bu yebbu dëpp. suñu bëccëgu tey bi nag na ngeen ko noté bëccëg bu yaakaaru la waxuma nag ci cadre waxantu parce que nit ku nekk am nga looy yëg
loo xam ne yaa ko xamal sa bopp li fi wàcce tey ci ay xéewal mooy li nga wax ñu jaar njanjaar nga def ko ñu ñëw fii pour inaugurer la salle d'attente Babacar toog ba yàgg ni dinaa ko équiper ak ay climatiseur ak ay toogukaay man nga dem ci téeméeri daje ci Sénégal te doo fi gis lu mel noonu te li tax mu am yaakaar mooy bari na ñu teew fii tey seen xol ak seen xel bu ñu ñibbee di nga leen ñaax parce que dinañu seet ñoom itam lan la ñu war a def Ousseynou dama la ñime woon démb bàcc ñëwaat jël sa loxo teg sama loxo ni ma ànd leen ak li ñeneen xamul mooy kooka te nga xam ko ma xam ko wax la yow fu ma fekkewul ni la demal ànd ak ay bér kooka la mu wax mooy dëgg parce que kooka xam na te mooy mujjee dëyoo ak président de la république kon ñun am na fu ñu teg li ñuy def nii Babacar soit le bienvenu mais l'ensemble des conseillers de la commune de Mérina Dakhar maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama cellule de cœur bi nga xamee Issa Sow moo ko jiite ànd ko ak les jeunes nga xamee ñoo jëkk a taxawal APR fii ci département Tivaouane Tabaské ngi ci Malick Diomboxo ngi ci Diouf mi ngi ci ak ñeneen ñi fi nekkul mais ñoom représenté nañ leen ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen xamal ni sama bisu tey bi sama xel su ma tëddee day dal parce que dama naan li ma doon wut ak li ma doon jéem ak li ma doon bëgg xam naa ni caabi bi du réer parce que li bon rek mooy caabi ju réer ñu koy jeex te kenn du ko gis du réer parce que ñi fi nekk ñu bëgg seen gox lañu ñu bëgg seen askan lañu ñu dëkk ci réew mi xam itam fu ñuy teg seen tànk pour ñu mën a développer réew mi ñu ànd ak ñun monsieur le maire adjoint maa ngi lay nuyu di la ziar di la seedeel loo xamee ni tey dinaa ko seede ci biir réew mi mësuma am bëgg-bëgg Mamour am beneen bëgg-bëgg dafay wax ni lu président wax rek loolu la wax lu président wax rek loolu la wax ak ñi mu àndal ñëpp Mor Naar li mu def ci témoignage ci bàcc dama ne bàcc ci politique mooy sama exemple ci Kajoor dama ñëw bi may dugg ci réew mi en 2007 dañu ni xanaa ngóor si dafa dof parce que booba àll bi dafa ñuul kuk ma yor jaasi gor bu ma romb rek gor ba àll bi leer moo tax bàkk bi yaa xuus la woon kenn jàllewu la moo doon bàkk bi kon nag léegi su ma wëlbatikoo gis Ousseynou gis Babacar ak ñu mel ni ñoom ana Lamine Ndoye avec le discours extraordinaire qu'il a produit ici mais kooku damay kontaan parce que damay xam ni yëf yi sotti na xam nga man lu ma dese mooy orienter leen gunge leen su ëllëgee ngeen def seen man xam nga man li may ñaan ci àdduna mooy dem ba su ma soxlaatee rek dama naan waa Ousseynou foo nekk man de amoon naa problème sàngam te nga ma ko lijjanti mais kooku mooy sama ndam man amoo beneen ndam jaar naa fi ma war a jaar fu ne ma ne su ma politique loolu sama ascension sociale ci lay gën a gaaw parce que Macky sama xarit la il faut le savoir su ma rakk la sama xarit la man politique daf may tardeel dama ñëw rek pour jàpp ci pour ñu teral réew mi ñu ànd wuti ko defar askan wi ba li ñu bëggul ñu mën ko am waa léegi su ma amee ñoo xamee ñoom ñëpp dañu futteeku ñëw ànd ak man Fallou nekk Kel Ousseynou nekk Dakar nekk Njanjaar nekk Kajoor sax lay wax Babacar nekk Thiar nekk Kajoor Mamour nekk Kel nekk Kajoor ñoom ñëpp ñu ànd ak man ñu dem wuti ko mais sama xel du dal sama xel war na dal su ma dee nit ma ne Ousseynou man maa la wax ni jox naa la carte blanche dama la wax ni dama la jox carte blanche ba pare topp sa ginnaaw projet boo teg boo nee benn manil ñaar ba keroog mu jeex
woo naa sama gars yi dinañu daje Ndakaaru dinañu nekk juróom-ñetti nit nañ am bureau bu ñuy daje valider terme de référence yi le 7 et le 8 août ñu def fii suñu forum dinaa joxe Ana Ngouda Diop moom la chargé organisation matériel bi dina seet ñi nga xamee ñoo ko war a def ñu def ay salle climatisée fii loo xam ne musta am defar ko fii ñëpp fekke ko lépp luñ ci conclure ñu def financement yi c'est à hauteur de 80 millions ñu indi ko jox ko jigéen yi 5000 bu nekk 65 francs nga ciy teg ñoo ko defandoo waxuma loolu mais am naa 10 millions yoo xam ne ni waa nuñ ko tuddee di DER ñoo ko indi génn na ba pare mi ngi ci banque bi man maa ni Lamine bin nañu bàyyi ba le 5 ñu soog ko jox parce que bu ñu ko boole woon tey dafay ëpp ma ni téye ko ba le 5 parce que ñi ñu ko war a jox jël nañu seen tur ba pare dañ leen di jox fiche rek étudiants yi 4 millions mi ngi nii dañuy dem daje ji képp koo xamee ni war na am bourse ñu jox ko bourse 4 millions yaa ngi fi waaw te dama ne Ousseynou nag ma ci dimbale yow ak Touré yéen ñëpp ay président association woon ak Ngouda yéen da ngeen di bokk ci commission bi nga xam ne yéenay tànn étudiants yi nga xam ne dañu leen war a jox bourse yi ñu jàppale leen ñooñu ku ci nekk ku ngeen bind ni kii war nañ ko jox temps lañ ko war a jox bu soobee yàlla 4 millions yaa ngi fi ñu jox ko ba keroog 4 millions yi di mat bu déwee nañ ñu seet ñaata la ñuy def mais ren am nañu 4 millions bu demee ne naan yàlla nekk 8 millions loolu mooy li ñu teg comme programme di ko liggéey monsieur le préfet ñu la koy seddal ñoo ngi sant bu baax le président de la République et l'ensemble de son gouvernement le ministre Omar Gueye moo wax ak man dig ma ni ma dinaa def poste de santé bu bees ba ñu délibéré di ko def fii ci tali bi Sodeva Ousseynou ni ma buñ ko def centre buñ ko def poste nañ ko def centre de santé d'accord na ci ak yow nañ ko def centre de santé ñu affecté fi docteur boo xamee ni nii ñun léegi dañuy polariser Pekes ak Ñaaxeen su ko defee ak Mérina Ndakhar parce que dinañ am léegi 5 postes de santé ñu am fii docteur boo xam ne fii ci Mérina Ndakhar lay nekk Ngom ne maa ngi la koy kon nag équipe ba nee nañu nag noppeegunu ak commune Mérina Ndakhar ndax luy jëmale askan wi liy jëmale seenu askan kanam loolu rek mooy seen bébét.